jàngate mooy léegi nag luy jot na ndax bu ngeen seetloo fan yi yëpp daanaka du ñu toog ñaari fan yoo xam ni ci cas yi nga xam ni muy cas communautaire yi Guédiawaye amu ci ay cas amu ci cas tey moom Guédiawaye ci seen l'ensemble du pays maanaam ci Sénégal yëpp ba mu wër Guédiawaye moo ci ëppale tey cas communautaire ñoo nii nag léegi le maire daal di ni luy jot na en tout cas ci suñu commune jot na ñu daal di defaat beneen comité de crise boo xam ne bii dañuy jéem a seet nag lii naka la ñuy xeexee ak moom pour mu mën a taxaw mu mën a delluwaat ginnaaw parce que bu dul loolu yaakaar nañu ni parce que cas contact yi communautaire rek la ñu wax mais cas contact yeneen yi aussi waxuñu ko ndax bu fekkee ne ñu ngi ci Guédiawaye yooyu cas contact yooyu cas communautaire am na ay cas dinañu am cas contact loolu ca xamuñu aussi kan moo leen ko jox. alors léegi nag ñun pour ñun Guédiawaye actuellement vraiment mu ngi commencé mu ngi bëgg a nekk une zone fortement infectée looloo tax nag ñu ni nañu jógaat li mu doon wax sànq mooy le travail de décisif maanaam bañ a tayal bañ a sonn bu jaree def benn defaat ba am li ñu bëgg loolu moom la ñu fas yéene def incha allah ci waxtaan ak askan wi. waaw loolu kay ñëpp xam nañu ni marché yi ak ni ñu taxawoo ak ni ñu leen defaree ñun ñëpp xam nañ ni marché yi dañu nekk bombe. parce que ñun Sénébar la boo xam ne bi lu nekk mën na fa ak jóge lu nekk mën na fa xaj ba nga xam ne bii tey jii bu ñu leen mayee juróom-benni fan ñu war a benn fan bi ñu war a raxas marché bi daal di koy tëj raxas ko désinfecté ko yaakaar nañu ni du loo xam ne lii bu amul ay yeneen mutuwaay yu ñu jël kon lii dañuy sonn waaye dina difficile dina jafeñ pour ñu daal di koy arrêté naka la ñuy def nag fexe ba nit ñi ñu mën ñoo déglu mën ñoo jàppale seen bopp parce que du ñun la ñuy jàppale seen bopp la ñuy jàppale tax buntu am na ay buntu duggukaay am na ay buntu génnukaay léegi ñu fexe ñu respecté loolu jaaykat yi aussi boo toogee ci sa place nga am juróomi nit juróom-benn nit nga bëgg a jël xaalisu ko mujjee pour bañ mu dem ñoo ñëpp taxawoo tàncaloo ci sa place yooyu yëpp dañu ci war a jàppale naka lañ ñu ciy jàppale mooy fexe bu fekkee ne yow yaakaar nga ni yow li ngay jaay sa morom ma ngi koy jaay nga ni diw mais demal ci kële moo parce que fi mu ne damaa jàpp ne ku ñëwit nga wax ko ni yemal foofu taxawal foofu ni pharmacie yi di def ni yenn officines yi di def maanaam am na espace boo xam ne bi foofu ngay taxaw xaalis bi ngay yor aussi tegal sa gel sa wet maanaam boo jotee xaalis boo ko tegee daal di kii balaa ngay jaay keneen nga raxasuwaat wala nga teg sa saabu ak sa ndox raxasu doog a wax ak keneen liggéey la nag duñ ci sonn duñ ci taay ndax loolu moom la ñu askan wi fale kon ñun war nañoo def lépp li nga xam ne lii mën nañ ko ak ci suñu doole ak suñu mën-mën ak suñu xalaat fexe ba lii nga xam ne li mooy mbas mi ñu fexe ba mu jóge fii ci jàmm ak salaam. waaw loolu dama ciy lancé xam nga bari nañu ñoo xam ne ñi ba léegi ci suba gii tey rek dégg naa ñoo xam ne ñi danaa la mbir mi politique la ndax lii dañuy wax rek dañuy yokk di tiital nit ñi moo taxoon sànq ma ni état bi am na ci part de responsabilité maanaam war na waxtaan ak askan wi bañ a yem rek ci bi ñu yeewoo tey ci junni ak lu topp ñii ñoo ci am feebar bi ñii ñoo am cas contact ñii ñoo am loolu doyatul ndax boo leen seetloo ñu bari tey ñu ngi dem ci médias yi ci ñoo xam ne ñii dañ leen a contrôlé woon soit ñu positif soit ñu def leen confinement parce que dañ leen waroon a seet en quarantaine xool ndax jëluñu feebar bi ñu bare ngi naan mbir mi amul dañ ñu fa téye kenn joxuñu garab dañuy téye fañ ñuy dugal dara baaxu ci loolu dem na ba nit ñi ñu ngi bëgg commencé dugal seen bopp ni feebar bi amul feebar bi politique la te ñëpp xam nañu feebar bi lu am la tey jii li mu faagaagal ci nit ci àdduna bi yaakaar naa ni kuy xool di déglu rajo di seetaan télé di gis di lire ay journaux yaakaar naa ni boo toogee ni lii amul xëy na da nga am lu la neex di ko wax rek waaye li wóor bu wóor moo di feebar bi am na ñii xalaat wala di ko wax ni amul nañu bàyyi loolu te xam ni feebar bi am na te feebar bi day lore feebar bi day rey te li muy rey daa bari surtout nag ci mag ñi te yàgg naa ko wax mag ñi nag li ci ëpp liy dee boo leen seetloo juróom-ñetti fukki at juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar fukki at ñooñu boo leen seetloo ñi ci bari demuñu dikkuñu waaye xale yi ñooy dem ñooy ñëw te bu ñu ñëwee bari nañ ci li ñuy wax cas asymptomatique mooy ñi nga xam ne ñi yore nañu doomu jàngoro bi mais du feeñ ci seen yaram du tàng du ñu sëqat du ñu tisooli mais ñu ngi dox ak nit ñi te ñooñu aussi ñu mën a wàllaate lañu bu ñu ñëwee nag dugg ci kër yi mais baaxul ci mag ñi nanu dimbali mag ñi te loolu aussi xale yi ñoom ñooy ni ñuy dimbalee mag yi ñoom it ñu daal di limiter seen i génn parce que bu dul lu fa am farata jarul di génn
di dem di indi loo xam ne lii mën ngaa yóbbu sa yaay mën ngaa yóbbu sa papa te loolu mën na laa topp yow ci sa bopp parce que bu ñu demee ba mu leer na ni yow yaa ko fa indi te gis nga ni sa wayjur dem na ndax yow lu lay topp la ba keroog sa giiru dund kon yàlla nañ ci yàlla musal di ñaan ñëpp daal ñu daal di respecter consignes yi nga xam ni moom la médecin yi wax. waaw comme ni ñu koy waxee saa su ne rek ñun fii yaa Ndiarème Limamoulaye on est très bien organisé li tax ma ne on est très bien organisé dañu am ay kilifa yu nga xam ne daanaka bi mbas mi tàmbale ba léegi premier cas bi ñu njëkk a wax ak Guédiawaye ci la le maire teg benn comité bu nga xam ne nii tonton Ablaye Sall moom moo ko jiite ci boobu la ñu commencé impliquer toutes les forces vives de Ndiarème bi ñu paree ci implication bi dañu dégager ay stratégie yu nga xam ne nii ku ci nekk kuréel bu ci munti nekk muy ndaw ñi muy bàjjenu gox yi muy adulte yi ku ci nekk ñu am benn liggéey bu nga xam ne dañ la ko sas ci loolu ndaw ñi dañ leen sasoon ñu liggéeyandoog en collaboration avec les bàjjenu gox ñu créer ay li ñuy woote ay kaay leen raxasoo ci biir kaay leen raxasu yooyu dañ ciy defaale campagne de sensibilisation maanaam sensibiliser nit ñi ci gestes barrières yi waaye sensibiliser ni aussi ci nécessité poru masque yi parce que li ñu xool tey moom mooy département bu Guédiawaye bokk na ci département yi nga xam ne tey mbas mi ñoo ngi leen di laal bu baax a baax a baax loolu moom moo tax tey boo xoolee fii tey ci biir commune bi muy bàjjenu gox yi muy ndaw ñi au delà li nga xam ne ni moom mooy kaay leen raxasu yi def nañ une distribution massive li nga xam ne ni moom mooy ci wàllu masque ci biir kër yi te ci loolu li ko facilité moom mooy li nga xam ne nii tey mairie bi mu ngi koy liggéey di def tout pour que population bi mun a en collaboration avec les autres structures ñu mun a maanaam participer ci xeex bi bu baax a baax. waaw comme ni nga ko waxee xam nga aussi il y va de la responsabilité de tout un chacun parce que je pense que depuis bi ñu commencé ba léegi bu dee ci wàllu sensibilisation wala wàllu wax ak nit ñi jox leen la bonne information je pense que bu dee commune bu Ndiarème Limamoulaye lépp lu nga xam ne nii jëm na ci gestes barrières yi jëm na ci port masque jëm na ci leneen ak leneen Ndiarème Limamoulaye def na ko ba mat sëkk maintenant nag ku ci nekk am nga sa responsabilité personnelle parce que nag li ñuy wax tey feebar bi dafa nekk lu nga xam ne ku ci nekk ci ñun moo ci war a jël responsabilité am parce que tey bu mairie bi taxawee pour jàppale population na fekk population bi aussi jàppale seen bopp mais li ñu caytu moom mooy li ci ëpp moom mooy dañu am manque li ñuy wax ne manque de irresponsabilité wu population bi parce que en réalité nañ doon doxee démb ak barki dem ba léegi loolu la ñu continuer ñun tey bi ñuy def distribution ci masque yi déjà li ñu constaté même ci quartier yi ñu dugg mooy nit ñi dañu doon à la limite dañu doon kokkali dañu doon wax ne yéen li ngeen di def amul benn sens parce que feebar bi ngeen di wax amul bu ñu demee nag ba ay nit ñoom ñooy taxaw ne feebar bi amul ñoom ñu jàpp ne feebar dañ ko politiser wala ñu jàpp ne feebar bi kat c'est juste comédie la je pense que tey war nañu mun a xoolaat ku ci nekk ci suñu bopp ñu xam ne feebar bi lu nekk la ay magum jëm ay kilifa taxaw pour di leen jàppale war nañu mun a xam ne kilifa yooyu dañu yor ay kër mënoon nañu toog seen biir kër waaye intérêt wu population bi ak santé wu population moom moo tax ñoom ñu bàyyi seen ay kër bàyyi seen njaboot bàyyi seen lal bàyyi seen lépp toog pour di leen xeexal mbas mi pour que mu jóge fi donc nag on lance un appel à l'endroit de la jeunesse à l'endroit de à l'endroit de toute la population de Ndiarème Limamoulaye que nañu respecter les gestes barrières nañu respecter li nga xam ne nii tey moom la autorité administrative bi nekk biir Ndiarème Limamoulaye di leen wax il y va de leur intérêt il y va aussi de l'intérêt aussi de la communauté. waaw taxawaayu kilifa gi muy monsieur le maire bi problème bi crise bi démarré dafa jël ay dispositions teg benn comité de crise gestion Covid dirigé par le doyen monsieur Ablaye Sall mu nekk kuréel gu yaatu entité yëpp bokk ci donc man mii di président commission pour les marchés. Bon, concernant les marchés bi problème bi jógee monsieur le maire dafa jël ay dispositions fexe à ce que au niveau de tous les marchés qu'il y ait le respect des mesures barrières mu def fa ay points raxasu lu ñu naan point raxasu nit ñi ñu expliquer leen bu ñu ñëwee naka la ñuy comporter woo ci marché bi donte responsabilité bi elle est individuelle avant muy nekk une responsabilité collective donc bi ñu tegee disposition yooyu yaatal ko maire di jox la ñoom bañ dem autorité administrative bi jël mesure que mu def calendrier alterné di tëj di tijji di tëj di tijji après ñu demaat ci leneen muy tey jii ba bi président mujjee jël mesure mooy maanaam
dañuy def 6 jours tëj benn fan mais je reviens sur le comité ñoom seen liggéey yaatal nañ ko ba nga xamante ni au niveau des marchés ils ont doté des marchés de 1000 masques lépp pour ñëw appuyer leen léegi nag li des mooy comportement bi nga xamante ni moom la nit ñi war a am ci biir marché yi loolu nag responsabilité individuelle la mi ngi commencé ci kër yi jëm ci marché yi léegi nag leneen li nga xam ne moom la ñu envisagé muy am benn comité boo xamante ni dañ koy teg à l'intérieur des marchés pour que ñu mën a faire respecter les mesures barrières à l'intérieur des marchés parce que fi ñu toll nii boo xoolee situation tey bi nii bu ñu toogee seetaan rek Guédiawaye mën na dem ba nekk point rouge ci crise bi léegi pour éviter tout cela la mairie a pris des dispositions allant dans ce sens pour que dara bañ ñu bett. waaw jàngat biñ ci njëkk am mooy en tout cas fii ci commune Ndiarème Limamoulaye comme ñi ma jiitu lu ñu wax rek lépp loo xamante ne waroon nañ ko def nañ ko parce que bu fekkente se ni ci sensibilisation communication bi moom jàll na parce que def nañ fi ay caravane ànd ko ak communicateurs yëpp ànd ko ak bàjjonu gox yëpp ànd ko aussi ak délégué de quartier yëpp ànd ko aussi ak imam yi ànd ko ak aussi presque ñëpp ñoo xamante ne am nañu ay voix autorisées ci dëkk bi léegi nag mu des la responsabilité de la population kenn ku nekk war a jël sa ay responsabilité ba nga xamante ne ni liñ lay wax nga xam ne lii lu fi am la nga bàyyi ci xel parce que damay dégg sunu benn frère bu ñuy wax Moustapha Ngom di wax ni li nga xamante ne ni moo fomm màggalu Kazu Rajab fomm appelu Laayeen fomm Popenguine fomm Daakaja fomm ziar général ak yooyu ni ñu toll ci àdduna bi ak ni ñu toll ci Sénégal li fomm loolu du ay caaxaan kon na nit ñi conscient na nit ñi xam ni lii lu existe la kenn ku nekk jël say ay matuwaay olof tubaab nag dafay wax ni mieux vaut tard que jamais na kenn ku nekk jël sa ay matuwaay en tout cas commune Ndiarème li mu war a def lépp def na ko te dinañ continuer aussi di sensibiliser di continuer di communiquer ak nit ñi di communiquer di takk ay caravane di xamal nit ñi lan mooy mbas mi ak di xamal nit ñi leen mbas mi ngi fi mais daal en tout cas le maire l'a dit tout à l'heure est trop grave waaw c'est que lépp loo gis rek communication la xëj na peut-être manque de communication wala mal communiqué mooy waral loolu mais loolu cela warut a tee nit ñi xam ni lii lu am la parce que liy rey ay nit tëral ay nit ku koy caaxaane da ngaa dof waaw xëj na nag communication bi baax na baaxul loolu c'est autre chose mais li nga xamante ne mooy li am solo ba am solo li nga xam mooy geste barrière yi nga xamante ne moom la état wax ni nañ ko mesure barrière yi nañ ko sàmmonte te respecté ko suñu ko defee yàlla mën nañu musal